juróom-ñetti simili boot si juróom-ñaari waxtu mbokk yi li yéex a teex ñu tàmbale xam ngeen ko muy li nga xamante ni bii moo di xew-xew ba am sa diwaanu Mali waral ki nga xamante ni bii moo di njiiti réew ma Ibrahima Boubacar Keïta ak ki nga xamante ni bii moo di njiital jëwrin ba Boubou Cissé jamono ji ñu nekk si loxo yi takk der yi loolee nag la ñu xëyee tentative de coup d'état maanaam ji man foq teg nguur la ñu xëyee woon nag mel ni mbir yooyee am na aw doxalinu gën a yaatoo noonu ngeen koy gisee si image yi ñi nga xamante ni bii ñoo di doomi Mali ñu si ëpp nag génnoon si mbedd mi li waral yooyu nag si ngont gi lu yàggul dara laata ñuy door xibaar yi ak ni ngeen ko toppee si édition spéciale bi Ibrahima Boubacar Keïta di njiital Mali moom mu ngi si loxo yi ki nga xamante ni bii moo di takk der yi wala ñu war a dem ba diwaanu Mali fekk fa suñu ndaw la ñu fa teewal Ibrahima Ndour bu ñuy teewlu Ibrahima mën nañoo xam nan la ñu mën a jàpp foofee sa diwaanu Mali ak situation ba nan la demee dëgg. voilà situation wu Mali bi tey dafa mel ni talaata bu 19 novembre 78 mel ni bu talaata bu 26 mars 91 ak bu talaata 22 mars aussi 2012 tey di talaata 18 août mel ni nag talaata yi tey bi tamit bokk na ci yi nga xam ne aussi doy na waar trop parce que ba ma ko tey dañoo yeewu ci situation boo xam ne doy na waar du moment où nit ñi yeewu nañ dégg ay bal boobu nag mun a guñ woon xam exactement ndax ay militaires yu mer lañu woon wala coup d'état moo nekkoon en cours waaye nag bi ñu demee ba ay 16h30 bi nga xamee ne militaires yi dem nañ fële nga xam ne moom mooy Sébenikoro fekk fa kii di président Ibrahima Boubacar Keïta ànd ak moom jàpp aussi ki nga xam ne moom mooy premier ministre am di Boubou Cissé mu ne jamono yi may wax ak yéen ñoo ngi ci camp militaire bu Kati ñoo ngi xaar aussi seeni déclaration. camp militaire bu Kati boobee dafay mel ni El Hadji foofee la ñu déggee woon soxya si suba gi jamono ji ndax mën nañoo xam ndax président bi mu ngi ci teeyu bakkanam mu ngi ci jàmmam déet. waaw président bi moom ak ñi nga xam ne aussi ñoom la ñu jàppandool ñoom ñëpp ñoo ngi ci jàmm parce que li xaw a doy waar bu ñu commencé arrestation yi parce que am na ay généraux yoo xam ne jàpp nañ leen am na ay ministres yoo xam ne aussi teg nañ leen loxo waaye ba léegi ñoom ñëpp ci information yi ñu am ci ñoom ñëpp a ngi ci jàmm amaguñ ci benn gaañu wala benn yeneen problème à part li ñu leen jàpp yóbbu ci biir camp bi te ci biir camp boobu aussi maa ngi leen di fàttali ne camp bu Kati bi fukki kilomètres ak juróom moo ko séparé ak Bamako foofu la ñu tëjoon ki nga xam ne aussi moom mooy le capitaine Aya Sanogo gannaaw bi mu defee coup d'état bi nga xam ne aussi moo nekkoon en 2012 voilà. lu jiitu mbir yi tamit seetlu woon nañu ne foofee ay ñaxtu dafa daan am ak mouvement 5 juin bi ndax ñoom laalewuñ ci moom lay mbir ñi naataango imam Dicko yi. waaw xam nga pas plus tard qu'hier ñi nga xam ne aussi ñoom ñooy waa mouvement M5 def nañ seeni conférence de presse léegi bi ñu defee seen conférence de presse wane na daal semaine bi dina nekk semaine boo xam ne kenn waru cee noppalu dañuy jógaat taxaw tem xeex li nga xam ne moom mooy régime bi moo tax tey aussi bi ñu yeewoo dégg bal yi nga xam ne aussi ñoom ñoo doon seexu foofu ca Kati ñi nga xam ne ñoom ñooy waa mouvement M5 ba nii may wax ak yéen ñoo ngi aussi ci boulevard de l'indépendance fi nga xam ne aussi foofu la ñuy defee seeni manifestation yi parce que même militaires yi aussi jaar nañ fa jaajëfe leen laataa ñuy jàll fële nga xam ne aussi moom mooy Kati. El Hadji Ndour xam naa incha allah lu si mën a ruusati si xibaar yi dinañ ko ànd ak yow bu soobee yàlla ñi nga xamante ni bii ñooy kuréel gi ëmb ñi nga xamante ni bii ñoo nekk si Afrique sowu jant di waa CEDEAO ñoom tamit bi ñu yëgee mbir moomee mit lu nañ ko lool te naqarlu nañ ko ndaxte li nga xamante ni moo fa xew ñoom ñu ne ñu ngi si doon tax tànki jàmm te yaakaaroon nañu ne jàmm dina dellusiwaat si boobule dëkk di Mali ak capitale am ba Bamako ak ki nga xamante ni bii moo di njiitu réew mi Ibrahima Boubacar Keïta mi doon amlante wala bon ñi nga xam ne ñoo di mouvement 5 juin bi mi nga xam ni imam Mahmoud Dicko moo ko jiite ñu si ëpp nag dañ doon sàkk mu tekki ndombal tànkam ginnaaw boobee nag dafa mel ni loxoy armée bi desee dugg ñoom takk der ya waral ñu teg loxo ki nga xam ne moo di njiitu réew ma CEDEAO ñaawlu na ko ab bataaxal lañ ko defee jukki ba ak Amar Kane mu mel ni réaction bu CEDEAO tardewul benn yoon ci situation bi ñu nemmeeku ci Mali ci bésub talaata bi ci ab communiqué bi ñu fësal CEDEAO di xamle ni situation Mali bi nekk na lu ko ñor te mi ngi koy topp bu baax a baax
CEDEAO di ñaawlu contexte bi mbir mi amee ndax fekk na ñoom ay weer ngi nii ñu ngi def ay jéego ngir waxtaan ak malien yépp ci loolu CEDEAO di woo militaires yi ci ñu dellu ci caserne yi te di woo malien yépp ci ñu toog waxtaan ngir génnee dëkk bi ci crise bu mu nekk ñuy xamle ni duñu nangu benn changement politique bu méngoowul ak constitution bi organisation sous-régionale bi wax ni dina jël matuwaay yépp ngir yépp mën a teguwaat ci yoon te xamle ni pare na ngir wéyal waxtaan bi ak parties prenantes yépp ànd ci ak Nations Unies Union africaine Union européenne ak partenaires multilatéraux ak bilatéraux yu Mali. Omar Kane jaajëf loole yëpp nag li ko waral ca diwaanu Mali ñenn ñi jàpp ne yorin wu sellul moo ko waral réewum Sénégal it mel ni ñoom wàllum yorin wu sell soxal na leen bu baax a baax ki nga xamante ni bii mooy secrétaire d'État bi nga xam ni mooy wàllum sàmm ak yelleefu doomi aadama si réewum Sénégal ak lépp loo xamante ni bii moo gën a ñoŋal li ñuy wax yorin wu sell bonne gouvernance amaloon na ab ndaje ak taskatu xibaar yi ngir jëmmal liggéey bi nga xam ni moom la ñu amal ci googule wàll fekke woon na ko kese Ndour tënk ba ak Ndeye Mariam Gaye dooleel ay daan yu jaar yoon lii mooy xeexu secrétaire d'État en charge de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance bu bees bi at mu nekk gis nañ ni ger ak ñàkk yorin bu jaar yoon alalu réew mi dina tax ba ñu ñàkk lu toll ci téeméeri milliards ci sunuy koppar ci loo xamante ni askan wi ñoo ko moom su fekkee waa OFNAC dañuy jàpp ay nit ci wàllum mbuxum ak ger service bi nga xamante ni Mamadou Saliou Sow moo ko jiite fas yéene nañoo wan yoon bi bu baax ndaw yile. De temps en temps ñu récompenser nit yoo xam ne nekkoon nañu ci état bi walla feneen sax ci dans le secteur privé walla ñuy ci ba léegi ñu récompenser leen jox leen un exemple. donc loolu moo tax dañu ne ñu ngi tey réfléchir. ak partenaires yi avec le consentement ministère de la justice garde des Sceaux notamment pour ñu xool nañ ñu mënee def prix boobu pour xool ak partenaires yi ñu jël chaque année benn nit koo xam ne dafa def gestion bu efficace gestion bu baax suñu deniers publics yi ñu mun ko primer. ci atum 2018 ba tey service yi nga xamante ni Mamadou Saliou Sow moo leen jiite ñi ngi fexee teg ci yoon ab benn doxalin boo xamante ni ci xol ba askan wi ñoo cay nekk ngir mën a sàlloo lépp luy àq ak yelleefu doomu aadama yi. ñun ñëpp ñuy jóg pour jéem a def que bonne gouvernance bi mu nekk processus continu d'amélioration continue certes mais mu dem ci kanam ñun ñoo ko bëgg def et ñun dañoo en tout cas xalaat que prix boobu dina en tout cas permettre à nit yu bëri di def en sorte que bonne gouvernance bi mu ancré suñu bopp parce que bonne gouvernance loolu la c'est-à-dire da ngay discuter ak gars yi da ngay discuter ak xale yi pour inculquer leen ay valeur parce que ay valeur la rek valeur probité valeur intégrité bu ñu amee loolu rek dañu dem. su fekkee ni des na ñu doxaat ay jéego yu mat ngir mën a jot ci li nga xamante ni mooy xeexu mbuxum ak ger ak itam doxalin bu jaar yoon mën nañoo nangu ni Sénégal moom daanaka mi ngi doxal wàllam doxalin bu jaar yoon gi nga xamante ni ci jamono ji moo yore ñeenteelu place bi ci biir Afrique ak li ko wër waaye itam ci wàllu démocratie moom itam moo ngi nekk ci juróom-ñetteelu rang bi loolee tax ba ñu mën a jàpp ni fii ak jëmmi jamono askan wi dinañ mën a dund ci lépp loo xamante ni ay jéegolo yu mën a am bàyyeekoo ci lu ne mel ci at yi ñu jëm. Ndeye Mariam Gaye fekk jamono joojee moom liggéeykat yi wàllum yoon di ay greffier nara banque seen loxo jëm si banque yoxo goo xamante ni bi li ko waral moo di ñu ne ronqat gu ñu ronqat ci lu ñu duppee fonds commun yi waaye tamit ñàkk a doxal décret yi nga xamante ni bi moo jëm seen gën gi ñoŋali nekkin waral ñu ne buñ leen saafaru loolee dinañu banque seen loxo ñoom union des travailleurs de la justice du kuréel gi nga xamante ni bi moo ëmb liggéeykat yi si wàllum yoon ñoom ñoo amal ab ndajeek taskatu xibaar yi ngir xamle lu ni mel fekke woon nañu ko Adama Sarr ak Moussa Fall. greffier yi bootu ci kuréel gi di UNTS te nekk ca tribunal bu Ndakaaru ci jamono ji nga xamee ne nag seeni naataango waa SYTJUST ñi ngi ci ab grève
ñoom ñoo doon amal li nga xamee ne moom moo di liggéey ba wante jamono ji dañaa mer ba futu ka waral moo di dogal gi nga xamee ne jëwriñ giñ dënk wàllu ko yoon jël na ko. ñun ñi nga xamante ni ñu ngi syndicat bi ñuy woowee UNTJ Union nationale des travailleurs de la justice suñu cellule syndicale de base fii ci Dakar ñu ngi doon tenir audience yi régulièrement ak na mu waree daan def suñu liggéey mais dañu xëy yeewu gis yenn actes yi nga xamante ni ministère bi mu ngi koy posé et actes yooyu noonu ñun dañ ko mënul comprendre ndax dañu xëy yeewu ñu ponctionné ñi nga xamante ni fonds commun ñi nga xamante ni ñi nga daan liggéey normalement ñu ne déetakawaay autorité bi xëyaat yeewu indi ay agents pénitentiaires ne day renforcer li nga xamante ne mooy déficit de personnel bi am ci palais de justice bi. dogal yooyu le nag ñoom ñii di greffier yi jàpp ne dara jaaru ci yoon. ñenn ñu ngi dem ak audience greffier ad hoc dans le cadre de procédures yi nga xam ne ce ne sont pas des procédures pénales te procédures yooyu noonu code bi dafa tënk usage yu greffier ad hoc bi boo xoolee ci ñetti article yooyu rek lañ mën a def usage greffier ad hoc te c'est en matière pénale tey bu ñu demee nag ba koy tàllal ci matière civile bi day doon une violation flagrante des dispositions yi nga xamante ne mooy régir texte de loi yi prévoir procédure yi. looloo war a sax ñuy woo ñi nga xam ne ñoom ñoo di nguur gi ñu daal di respecter engagement yi nga xamee ne jëloon nañ ko seeni diggante. léegi nag ñun tey comme mbir yi demee na noonu dañuy woo état bi ci mu respecter engagement yi nga xam ne signé woon na ko ak décret yi nga xam ne dañuy wax ne dañu xëy retirer ko sans aucun amul fenn lenn luñ ko teg wala benn firnde guñ ko teg ñun loolu la ñuy demander ñu waxtaanaat ci jaaralaat ko ci lépp ci yoon te fexe tamit ñi nga xamante ne indi nañ leen fi ñu jëlee leen fi sans délai. ca tribunal bu Ndakaaru moom ñi nga xamee ne ñoom ñoo di greffier yi te bokk ci kuréel gi du UNTS ñoom nag nee nañu bu fekkee ne nguur gi saafarawul seeni jafe-jafe yi daañu boycotté li nga xamee ne moom moo di audience yi nga xamee ñoo fay am lu ni mel nag ñu narkaa tàmbali altine bii ñu dëgmal. Adama Sarr bu fekkoon gerew mën na ko saafara moom ñu gerewal ko mbasum coronavirus way di def ay jéye ci àdduna bi réewum Sénégal rawatina donte tey ji sax faatut kenn ci réewum Sénégal waaye limub ñi nga xam ne ñooy tawat ñoom ñu ngay way di yokk toll nañ ci juróom benn fukk ak juróom ci juróom-ñeent fukk ci juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn test yoo xam ne def nañu ko ñeent fukk ak benn ci ñoom ay cas contact lañ maanaam xam nañu ka leen wàllu jàngoro ja ñaar ci ñoom jàngoro ja biti réew lañ ko jëlee indi ko ci réew mi ñaar fukk ak juróom yoo xamante ni bi xamuñu ñoom fa ñu jëlee jàngoro ji ñu duppee cas communautaire lu tolloog ñaar fukk ak juróom-ñeent mooy ñi nga xam ne wér nañu ba dellu seen njaboot ñeent fukk ak juróom jamono ji nag nekk ci sauvetage maanaam cas yu garaaw loolu nag yóbbu limub ci li nga xamante ni bii moo di limub ñi wér ci juróom-ñaari junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñaar ñi nga xamante ni bii ñoo faatu ci mbas mi ba mu doore ci réewum Sénégal ak léegi toll na ci ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom benn jamono ji lu toll ak ñeenti junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn mooy ñi nga xamante ni bii ñoo di way tawat yi nekk ci loxoy kër docteur du ñàkk teewlu ngeen ki nga xamante ni bii moo di docteur Alaaji Mamadou Ndiaye ci xayma bis bi nga xam ne noonu la koy defee bis bu jot mbasum coronavirus boobee nag li nga xamante ni bii jur na ko ci ñàkk doxalinu koom bëri na lool ñi mu laal na it ñi nga xamante ni bii ñoo di artistes yi ndaxte boobule secteur dafa mel ni dafa lompoñ jamono ji wala ki nga xamante ni bii moo di Abdou Aziz Gueye nekk koo xamante ni bii it àdduna ci moom la mbir nekk artiste comédien maanaam ñi nga xam ne ñoo yëngu ci théâtre yeeg yu ni mel jàpp ne faaw nag ñu gën a mën a joyanti te jàppale ñi nga xamante ni bii ñoo nekk ci moom la mbir ñu teewlu ay kàddoom ci micro Adama Sarr ak Moussa Fall. dañu war a arrêter di yaakaar ak di foog ne Sénégal Ndakaaru la yem. Sénégal dafa am 14 régions ku ci nekk war nañu mën a même méngale taxawaay bi nga nekk parce que ku ci nekk formation bi nekk ci yow ak li nga war a yëngatu ci wàllu artiste tey li ñu def muy statut de l'artiste maanaam war na gëdd bi ak càllale bi artiste war a am war na tax tey kenn ku ci nekk nga mën a siggi ci liggéey ba nga nekk kon nag mbas mi bu amee war nañu mën a fexe artiste bu ci nekk duñu xaar ba mën a këtt na joon ñu jël loo xam ne nañ na lii nga yellool jox ko te fekk boobu ñu ngi gaañ ki nga xam ne ay ati at mi ngi ciy yëngatu mi ngi nekk ci biir tamit di def liggéey boo xam ne liggéey bu mucc ayib la kon man Abdou Aziz Gueye maa ngi ñaan état bu jógee ci lii mu tirer les leçons pour que au moins pendant Covid bi ñu préparer l'après Covid pour que artistes professionnels yi nga xam ne ñoo nekk di liggéey ci métier bi jox leen seen gëdd jox leen seen càllala te ñi nekk région yi ñu yemale leen képp ndaxte mbaam tuuti na mais ci jur gi la bokk.
jee yi mbas mi def si li nga xam ne moo di aar bi moom kawteef dëgg la ko tuddee Abdoulaye Koundoul mi nga xam ne mooy directeur des arts ginnaaw bi nga xamante ni bi gis na ne ñoom si boppam ñi yëngu si wàllum aar ak cosaan muy mbir yu ni mel dafa mel ni ñoom sax dañu mel ni ñoom la ñu njëkk a aaye ñuy amal ay xumb ak ndaje ndax ñoom ñi nga xamante ni bi seen i koom daanaka foofee lañ ko daan jëlee ñoom artistes yi fa la ñu gën a mën a lompoñe waral nag faw ñu xool naka lañ leen mën a jàppale ba nu gën a mën a siggi te daal di suqeeku bu baax a baax ay kàddoom ba léegi si micro Adama Sarr. loolu la njëkk arrêté Sénégal te it jàpp nañ ne moom mooy mujj recommencer ndaxte yeneen secteurs yi nga xam ne yi may nañ leen sax ñu commencer sous réserve que ñu jël ay précautions secteur bi moom bokku ci ndax boo xoolee arrêté bu mujj bi nga xam ne moom le ministre de l'intérieur génne interdire na encore fii ak ñetti weer lu xeetu organisation yu mel noonu. donc mu nekk jafe-jafe bu métti boo xam ne bii ñi si yëngatu ñi ngi jànkonte ak moom waaye li jaaxal nit ñi rek mooy dañu yaakaaroon ne mbir mi du yàgg mais jot nañu ndimbal bi mais jafe-jafe yi ñi ngi fi ba léegi kon ñi ngi xalaat sax fi mu toll nii nan la ñuy fexee ba suqali secteur bi mais bala ngay suqali mbir da ngay fekk nga fekkee ko ndax jafe-jafe yi mooy tey ji xëy suba assurer dépense mën a dund wala yu demee noonu loolu la acteurs yi di jànkoonloo fi mu toll nii. ñu wax si wàllum njàng mekk njàngale mi wutale si université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ndaxte umpale wa leen ne date bi nga xam ne moom la ñu jàpp di waxtu wi ñu war a àppal ñu mën a delluwaat si daara yi muy benn fan si weeru sàttumbar ñi nga xamante ni bii ñoo ëmb amical yi nag foofu si université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru jàpp ñu ne lépp yem na ngir ñu mën a dellu si yooyu la l'école ndaxte li nga xamante ni bii moo jëm si gànguwaay yi ñu war a jël ngir mën a fànq si mbasum coronavirus seen i gët dafa mel ni dafa matul dëgg ni nga xam ne moom la doon xaar teewul nag ñuy ñaawlu ba léegi ni nga xam ne moo jëm si doxalinub bourse yi bi yoon ñuy joxeñ baaraamu tuuma waa Ecobank nee nañu joxuñu leen benn cër Ousmane Mbaye kenn la si ñoom ñu teewlu ay kàddoom si micro Abdourahmane Di. ñun bëgg nañu salle yi ñuy jàngee comme campus bii ñu dëgg fu ci nekk ñu koy désinfecter périodiquement bëgg nañu ñu installer ñu ay bornes de lavage ci devanture faculté yi mais aussi ci kanamu chaque pavillon étudiants yi. ku ci nekk mën di am masque waxuma benn masque mais ay masque yu bëri bëgg nañu aussi ñu jàppale ñu lii nii di nekk ay ñax fii nii ci espace bi comme muy campus social comme campus pédagogique ñu jàppale ñu génne ko fi mbalaa étudiants yi fay ñëw bëgg nañu aussi une autre question loo xamante ne ça concerne les bourses te problème yooyu jógewul fenn fu dul Ecobank yéen a ngi gis ba mbas mi commencé ba léegi Ecobank liggéeyul dafa tëj ay portam maanaam di accueillir yeneen i clients te ñun ay clients yu Ecobank lañ Ecobank boo fa demee ñu ne duñu recevoir étudiant benn affaire rek lañ ñu jox pour ñu ci mën di sukkandiku mooy lien boo xamante ne boo ci defee réclamation mënuñu laa tontu tey mënuñu laa tontu suba mënuñu laa tontu gannaaw suba ñu bëgg maanaam ci agence Ecobank yi existe Sénégal yëpp ñu am ñoo xamante ne dañ leen di jagleel pour ñu régler problème mu étudiants yi. Ecobank bañ ne ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk représentant étudiants yi en particulier les PCS mu bañ ne du collaborer ak ñun. TikTok buñ ko waxee xel yëpp daanaka dinañ ko bàyyi dinañ ko si def si réewum Sénégal ak àdduna wërngal gàpp nekk loo xam ne ab application la bu ñuy jëfandikoo si téléphone yeeg yu ni mel di tax ñuy def ay vidéo yu xoromoo te reelu ñaar yi nag am ñoo xam ne dañ ci jaare ngir jàngale nekk loo xamante ni bii wasaaroo na lool te feccantikoo si àdduna wërngal këpp ñi nga xamante ne bii ñoo di ndaw ñi jamono ji nga xam ne sax ñu ngi nekk si jafe-jafe wàllum wér-gu-yaram dafa mel ni force la woon si ñoom ngir ñu tëju seen i kër nekk fa ñu nekk jël seen i téléphone te it di def loo xam ne ñëpp dañ koy topp waral mu topp leen ñoom ñi nga xam ne ñooy def lu ni mel Maxtaar Ngeer. ana baax maa ngi toog kiri Cheikh ay waay tàggu leen mbaar waay. Est-ce que xam ngeen ne AVC am na rakk bu ñuy naan AIT tu le savais pas. TikTok doon réseau social bu xew lool jamono jile ak feebaru mbas mi ñi koy jëfandikoo gën nañoo yokk lool. Maïmouna Ndour day jàng wàllum wér-gi-yaram moom nag lii moo tax mu tàmm TikTok. Parce que TikTok j'ai remarqué que pour partager information c'est facile c'est pas comme par exemple su ma la bëggoon envoyer benn vidéo boo xam ne Instagram la nekk dama fay nekk di envoyer lien bi su ma mënulee screen vidéo bi day compliqué alors que TikTok dañ lay jox possibilité nga télécharger vite fait nit yi statut ko donc je trouve que c'est très intéressant pour partager information. moom day xelalaate ci wér-gi-yaram lii moo ko ci dugal. man étudiante en médecine la donc et puis dëkk bi ñu nekk pays pauvre la continent pauvre lañ nekk aussi
te ku feebar par exemple ba may soo commencé sama stage yi su ma demee hôpital gis ne su ma defee kenn ordonnance 5000 sax da nga koy gisaat génn muy yalwaan donc je me suis dit attends balaa nit yi ordonnance di leen fekk ak lii pourquoi pas miser sur la prévention. lu ëpp juróom-ñaar fukki junniy nit ñoo ngi koy topp ci TikTok yenn saay sax ñoo koy jox tomb bi mu war a waxtaanee. mun na nekk peut-être ma def cours partie prévention ma ñëw wax ko wala kenn commentaire ne ma est-ce que doo wax ci lii man tam ma wax ko ci. Mao ak Ibra ñooy ànd ci TikTok ñoom ñaar ñëpp ay étudiants lañu bi mbas mi dooree ci la ñu tàmbali ci TikTok. chaque guddi nga toog di seetaan TikTok yi affaire yi xaw la inspiré d'autant plus que mu tombé woon ak côté corona bi xam nga ñu dem suñu dëkk Mbàkke toog fa defuñ lu bëri donc ma commencé di TikTok woo ci sama waa ji ñu def benn ñaar affaire bu commencé joxe ñu ne pourquoi pas continuer d'autant plus que boobu ba léegi 4 mois s'est écoulé te defuñu dara jànguñu defuñu business liggéeyuñu donc moo tax ñu consacré woon ci waa après nag si la ñu xam ne neex na Sénégalais yi. ñoom ñaar ay vidéo yu reetaanlu la ñuy def. man naturellement je suis comme ça ñi ma xam ñëpp xam nañu nii laa mel donc c'est pas un problème donc su ma gisee nit ñi di seet di def TikTok di def ay yoon yoo xam ne man lii nii sama nature la déjà donc day yomb. seen chaîne bi am na lu ëpp fanweeri junniy nit yu leen di safoo loolu nag ñoo ngi tàmbali di ci gis seen bopp. am nañ ci ouverture quand même man instant bi ñun li nga xam ne moom lañ ci gagné tey jii mooy public bi mooy connaissance bi ngay am parce que avant man je passais inaperçu. peut-être moom nit ñi xawoon nañ ko xam ci réseaux sociaux yi mais man je passais inaperçu. TikTok fas na yéene fay ñi ëpp ñu leen di topp ñoom nag nii lañ ko gisee. bu fekkee contenu boobu mi ngi jëriñ nit ki te nit ki tam mi ngi def ay effort parce que pour des vidéos aussi c'est pas évident c'est pas facile parfois dinaa def vidéo 2 fois 3 fois puisque damay wax benn mot boo xam ne gis naa su ma ko waxee mën na déranger nit ki donc je suis obligée recommencer ko pourquoi pas ñu fay leen ci effort boobu mais sinon man jubluma ci loolu c'est juste la prévention. nekkul loo xam ne da nga koy def pour boo ci gañewul dara lu metti lay doon quoi parce que déjà dafa metti préparation bi def vidéo bi des fois ça peut prendre benn vidéo mën na la jëlal benn journée juste pour faire plaisir aux fans donc bu la amee dara loo xam ne tamit mën nañ la ko indil moo man je pense que loo xam ne lu mérité lay doon. entreprise chinoise bii di ByteDance moo ko sos ci atum 2016 ginnaaw application bii di WhatsApp mooy application bi ñu gën a téléchargé ci atum 2019. TikTok yéen ñi toogoon di ñu bàyyi xel foofee la ñu yëkkatee jotaay bi la xibaar jaajëfal Maxtaar Ngeer mi defoon boobule reportage jaajëfal mboolem ñi nga xamante ne bii ñoo jàpp si xibaar yi ba mu yemb beneen jotaay xibaar 19h45 si kàllaamay nasaraan ak Adama Nushka Ba ñu yendoog jàmm.